asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi asalaamaaleykum mbokku internetu info réew mi di leen wax dal leen jàmm ci seen jataay tey ñu amal li nga xamante ni moom mooy seen jataay di dalal ki nga xamante ni moom mooy Abou Mbaye bu ne Abou Mbaye nag mu ngi nekk directeur général marché central au poisson de Pikine tey ñu dalal ko ngir fas yéene waxtaanee lépp li nga xamante ni jëm na ci yorin ak doxalin li nga xamante ni moom mooy bile bërëb buñ fa jugee ñu samp laaj jëmale ko ci jàngoro ji nga xamante ni moom mooy coronavirus di ko waa marché bi teertoo ak yan mesure lañ ci jël ginnaaw loolu bi ma noppee damay bàyyee ki nga xamante ni moom mooy le directeur mu daal di nuyoo. asalaamaaleykum maa ngi lay delloo également nuyoo di la wax maaleykum salaam di nuyu aussi sunu mbokk sunu am di jàmm yu ñuy seetaan yëpp ci site info réew mi donc di leen dalal jàmm marché central au poisson. Monsieur le directeur ñu samp laaj rek jëmale ko ci li nga xamante ni moom mooy anam bi nga xamante ni yore nañ ko li nga xamante ni moom mooy marché au poisson ginnaaw bi nu xaymaa ne fii ci Afrique sowu jant li nga xamante ni moom mooy marché bi bari néew na marché bu mel ni moom tey ana ban gis-gis nga am ci marché bi. waaw marché bi ni nga ko waxee marché bu am solo la marché boo xam ne soloom sax dafa jéggi dayoo ndax marché bi mooy marché bu gën a mag ci Afrique sowu jant mu nekk marché boo xam ne juróom-ñett junni nit lu mu néew néew bis bu nekk dinañ fi xëy mu nekk ay jàmbaar ay jigéen ay mag ay ndaw góor jigéen donc dinañ xëy di ñëw ci marché bi nag mooy marché boo xam ne daanaka képp ku lekk jën ci région de Dakar rek jàppal ni marché central la jóge te nit moom mosoo gis kenn ku docteur tere lekk jën dañ lay tere yàpp ak tere ginaar mais jën moom dafa nekk loo xam ne dafa baax ci wérgu yaram doomu aadama donc marché bi aussi importance bu mu am mooy xolu banlieue bi c'est-à-dire marché central tey ñu bëri jàpp naa ni suñu jëlee téeméer juróom-ñett fukki yi ñu ci ëpp suñu amee dépense marché bi na nga ko amee donc mu nekk marché boo xam ne soloom am na fu mu tàmbale mais amul fu mu yem am na solo ci secteur de la pêche am solo ci économie réew mi am solo également ci wérgu yaramu doomu aadama yi nga xam ne yépp suñu lekkee jën fi na nga ko lekkee. gis nañ ne li nga xamante ni moom mooy marché bi ci wàllum structure gis nañ camion yi ak li nga xamante ni moom mooy mosquée bi ak li nga xamante ni tamit mooy li nga conteneur yi ana ban doxalin ngeen am ba organiser loolu lépp. waaw xam nga marché bi bu ñuy doog a ñëw ci marché bi boobu daf na léegi ñaari at marché bi daanaka organisation bi xawoon na sooxe ci wàllu hygiène wàllu environnement wàllu économie wàllu santé financière fépp foo laaloon rek day metti man exemple bi may tam di joxe sax mooy marché bi daanaka benn train la woon boo xam ne dafa teggeeku woon ci raay bi ñun nag boobu nu ñëwee nu nekk ay ndaw topp vision bu président de la république topp instruction sunu kilifa ministre des pêches et de l'économie maritime si nañ jël train bi tegaat ko ci raay bi mais nag danoo fas yéene jël train bi yóbbu ko à destination donc marché bi nag infrastructure yi bëri neen fii conteneurs yi complexe chambre froide yi et cetera yooyu yëpp sax d'ailleurs bu ñuy ñëw doxul woon ñun nag boobu ñu ñëwee léegi soo seetee marché bi set na taaru na espace vert yi am nañ zéro ordure zéro déchet également jafe-jafe amatuñ ko trop ci wàllu complexe frigorifique malgré que am na effort yu bëri yu nu dese war ko def parce que yu bëri danoo obsolète màgget mais néanmoins gestion marché bi ni ngi fexe daal malgré que màgget na mais ni ngi fexe ba muy dox di amal njëriñ askan bi donc loolu nag dafa laaj organisation dafa laaj rigueur dafa laaj méthode te loolu yëpp yàlla daf na ne am na ay collaborateurs yoo xam ne ni ngi may taxaw ci wàllu woowu ba marché bi tey mu nekk marché boo xam ne mun na dal xel bu baax. est-ce que li nga xamante ni moom mooy capacité de production bi nga xamante ni marché bi mu ngi koy produire est-ce que mun ngeen ko absorber. waaw bon mun nañ ko absorber mun nañ wax waaw wala déet na xam nga ça dépend rek ci période bu actuellement jën ci amee daanaka clients yi dañuy ñëw di jënd
jën si amul nag day nekk jafe-jafe mais capacité absorption boobu mun nu ko def ñun en tant que administration à 100% parce que tey lu ñu doon gënal nu am ay tunnel de congélation de dernière génération dafa naa sax projet la yoo xam ne ni ngi si dox ay jéego loolu moo tax nu autoriser mareyeurs yi ñàkk mën absorber boobu moo tax nu autoriser mareyeurs yi nu indi ay conteneurs frigorifiques pour mën di dencal seen bopp seen ay produits mais nag ni ngi jëm jamono boo xam ne dinañ am ay tunnel de congélation de dernière génération pour que waxuma marché sax mais lépp loo xam ne région de Dakar la rek képp ku am surplus de poisson wala de produit rek da nga koy ñëw indi marché central ni ngi siy dox ak sunu ministre de tutelle bu baax te am nañ yaakaar ni dinañ xëy marché central tollu foofu. d'accord monsieur le directeur ñu wéyal laaj ba tey rek ndax bëggoon nañoo xam li nga xamante ni moom mooy marché bi dafay bénéficier wu subvention de l'État wala ay contrat ñoo koy doxal. non xam nga marché bi dafa yàgg am jafe-jafe si wàllu ancrage. waa di njëkkoon na nekk communauté urbaine après mu nekkoon mairie Pikine après mu nekk primature mais président Macky Sall si vision am mu ne marché central au poisson daal lu gën a yenu maanaa nu rattaché ko ministre des pêches et de l'économie maritime boobu nu ko rattaché boobu d'ailleurs si le marché bi sax changé ba léegi donc amuñu vraiment ni ngi wéeru ci ministère bi amuñu nag budget amuñu appui de l'État amuñu accompagnement amuñu lu dul rek recettes yi ni am ci entrée yi 200 yi moom na ni yàqanal di ko aar di ko dajale pour mu di mën defar marché bi d'ailleurs boo ma ñëwee ba léegi loolu moo defar marché bi parce que ñun amuñu appui boo xam ne chaque année rek état nañ jox nañ leen nangam déedéet ñun dañuy jël 200 mareyeurs yi rek moom dañuy jël di ko dajale moom mooy defar marché bi lépp loo gis lu taaru lu baax lu rafet complexe glace yëpp xaalis boobu moo koy def surtout di fay salaire man boo ma ñëwee dama fekk ay arriérés de salaire yu bëri directeur bi fi aw rek bàyyi nga fi arriéré mais man yàlla de suturaal na ma def naa fi plus de 2 ans mosuñu am retard ni arriérés de salaire te loolu dafa naa une gestion transparente sobre et vertueuse moo mun tax nu mun am loolu kon nag ni ngi siy sant yàlla bu baax di fas yéene gën a góorgóorlu si wàllu woowu. gis nañ tamit li nga xamante ni moom mooy lim bu takku bi di travailleurs yi liggéeyee fii ci diwaan bi sa diggante yéen ak travailleurs yi. waaw sa diggante yeneen travailleurs yi mu relation de respect et de confiance ah danoo am contrat ak ñoom contrat bi mooy lan da ngay respecter sa liggéey weer bi dee nu fay la parce que am nga. man xëy na sama cat fan la nekk mooy man oo ma xarit si liggéey man liggéey moom saa waay soo ko daful da ngay dem madame léegi mais heureusement nag am nañ ay jeunes de qualité man boobu ma ñëwee fekk ma fii personnel qualifié en général ñu am niveau d'études yu élevé bëriwul woon mais man maa ñëw jël ay jeunes yu amul woon liggéey daf leen confiance ah nu ñëw ñii ay master ñii ay et cetera ñooñ noo fi nekk di liggéey di jëmale marché bi kanam. Donc mais nag malgré que am nga maîtrise am nga doctorat heure bale si jotee da ngay bale ndax man ñuy directeur bi si boppam sax ngoon si damay wàcc di bale donc ñun concept bu bees boobu moo am si marché bi ndax soxlaa tunu ay nit yi toog si bureau wala toog si kii non soxla nit yi wàcc si terrain bi donc ñun si taxawaay boobu noonu nekk relation de respect noonu am xëy heure wàcc heure parce que boobu ma ñëwee lu ma gënoon jaaxal si marché bi da ngay gis ñoo xam ne weer bu dee nañu ñëw fayeeku dem am ñoo xam dañuy ñëw 8 heures 9 heures nu dem doxi seen soxla am ñoo xam ne tey suñ ñëwee semaine bi balaa ñuy ñëwaat rek weer bu dee may leen loolu ak man loolu mënul nekk xëy heure wàcc heure respecté si liggéey weer bu dee ma fay leen ñu indi ay innovation yu bëri bureau yi amul woon table amul woon chaise amul woon benn équipement mais léegi ñun noo ñëw équipé bureau yi mu am ay badge am ay pointage fii pointage bi sax biométrique la da ngay ñëw teg sa loxo mu wax ban heure nga xëy si nga teg sa loxo mu wax ban heure nga wàcc yooyu yëpp nu indi ko si ay amélioration malgré que nag am na lu bëri lu nu war a dox surtout statut personnel bi nga xam ne c'est un problème majeur mais ni ngi siy dox ak le ministre de tutelle am yaakaar ni président dina si indi ay taxawaay pour que nu mun sécuriser définitivement nit yu fii liggéey
parce que ay jeunes neen ay jàmbaar neen ay père ay mère de famille neen ñoo xam ne dañoo war a jàpp ci seen avenir mais incha allah ni ngi taxaw daal pour que personnel bi seen liggéey di gën a jëm kanam seen condition de travail di améliorer wu. bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi mën nañoo jàpp ne amal nga fi changement bu xamante ni c'est amélioré sa diggante yow ak marché bi kon tey boo ñu doon defal xayma tey wala nga ñuy résumer li nga xamante ni moom mooy marché bi ngay ñëw ak fi mu toll actuellement nii. non am na changement bu bëri bon waxuma ko sax nit yee koy wax parce que man jàpp naa ni man changement amagul man dama am nga sànq maa la koy junj mais le marché central man bi may egsi dafa nekkoon malade bi sukuraat kenn amatul yaakaar ci moom gars yi doxantu woon nañ sax Yoff xool place bu nga koy denc ma ñëw nag ànd ak ay nit ànd ak ay jeunes am confiance su matériels yi nu daal di réanimer malade boobu nu faj ko ba mu wér mais malade boobu dafa war a jug doxi ay soxlaam am soxna takk jabar am kër foofu nag nañu toll nit yëpp ni ngi ne marché bi changé na mais man pour man marché nii la war a mel marché warul salté warul am mbalit warul am sax warul am xet bu bon ndox bu bon non lii mooy vocation normale marché mais nag ñun léegi suñu objectif man personnellement sama objectif mooy jël marché bi daf ko référence en Afrique man mënuma am doylu di diiranteeg mbagg sous région bi déedéet man dama bëgg au niveau continental marché bi nekk marché de référence marché bi nag changé na moom daanaka suñ xaymoon téeméer juróom benn fukki yi dëgg yàlla dox nañ ko ci jéego léegi ñeent fukki yi nañu war a continuer dox ci jéego pour mun def marché de référence mais nag ñu ngi sant yàlla bu baax ndax marché bi léegi amélioré wu na fan sax na nga koy gën a xayma mooy week-end bi nit yi dañuy bëri ba duñu am fu nu gaare oto yi te ñëpp dawoon neen marché bi auparavant kon nag ñu ngi siy sant yàlla di gën a yokku sunu góorgóorlu rek pour loolu mën a gën a jëm kanam incha allah. baax na ci bëriwaayu nit boobu sax ci la ñuy continuer samp suñuy laaj ba tey woyale ko ci doomu jàngoro ji nga xamante ni moom mooy coronavirus di Covid 19 ginnaaw bi nga xamante ni ki muy njiiti réew mi kat jël na ay dogal yu am solo ci lépp li nga xamante ni ay manifestation la wala ay rassemblement mu interdit ko ba jëmmi jamono ana tey ban matuwaay ngeen jël ci feebar bi le non lu ñuy njëkk def sax mooy féliciter son excellence le président de la République si courage am bravoure am ak taxawaay boo xam ne am na ko ci askanam ak réewam mais féliciter également toutes les forces vives du marché ndax seetlu naa ni opposition ñëpp danoo ànd bokk ndey bokk bàyyi nekk ci wetu président de la République pour nu xeex jàngoro boobu mu nekk feebar boo xam ne foo ko natt ci danger rek weesu na ko donc ñun moom immédiatement boobu président waxee danoo jël suñu ay matuwaay tey rek yàggul dara sànq ci bëccëg bi dama convoqué benn réunion d'urgence woo kilifa yu nekk ci marché bi yépp sensibiliser leen ci taxawaay bu nu am pour xeex jàngoro bi loolu nag boobu mu amee heureusement maa ngi féliciter maturité mareyeurs yi ndax ñooñ ñëpp danoo ànd comprendre ni jug jot na mu nekk feebar boo xam ne nag lu ma waxoon keroog rek ci médias yi lay wax danoo tere rassemblement mais noonu jàpp ni chaque jour rassemblement la marché ndax juróom-ñetti junni nit fu ñuy daje chaque jour rassemblement mënul weesu loolu mais marché bi nekkul benn école rek booy tëj marché bi dafa nekk xolu économie de réew mi kon nag comme que kenn mënu ko tëj en tout cas ci jamono yuñ toll war nañ jël ay matuwaay yoo xam ne dinañ aar marché bi ba jàngoro boobu du fi jege sax ba fiy dugg loolu nag jël nañ ay batterie de mesures yoo xam ne dëgg yàlla dinañ def sax benn communiqué de presse ci kanam dans ce sens am na heure boo xam ne ci jotee ñépp ay génn marché bi avant dañ daan dem sax ba 17h 18h di may nit yi mais léegi 16h ci jotee tout le monde sort du marché pour nu mun ko désinfecter ay eau de javel et cetera léegi aussi am na benn comité boo xam ne administration ak acteurs yi noo xëy bokk dañ comité boo xam ne alerte suivi ak sensibilisation lay tudd donc comité boobu liggéeyam mooy instruction yu nu jël ci marché bi ñoom nu mun ko taxaw di ko dox mettre nañ en place aussi benn caisse sociale boobu mareyeurs yi sax noo ko sàkku maa ngi leen ciy gërëm nee neen mun nu bàyyi combat bi ak administration mun nu bàyyi combat bi ak état
donc mettre nañ en place benn caisse de solidarité boo xam ne ñëpp dañ koy daal di lu ay am dugal si ndax lépp loo xam ne matuwaay la rek ñu mun ko jël delloo ko si askan bi loolu mu nekk am solo léegi day am aussi ay dispositions yoo xam da nga koy jël entrée fu nit yi di dugg ak fu oto yi dugg léegi nettoyage systématique des mains képp kuy dugg si marché bi da ngay raxas sa loxo xam nga donc dinañ teg dispositif boobu tamit également si àll bi ah toilettes yi aussi dinañ renforcer nettoiement bi ah di eau de javel di désinfecter en tout cas daal rassemblement également dinañ ko suñ ko mënul tere tamit dinañ ko éviter au maximum ah dinañ mettre en place benn campagne de communication bu tar boo xam ne dinañ ko def si marché bi pour yee nit yi si feebar bi lan lay bañ lan nga koy moytoo ah comme ay nuyoo ay loxo ay accolade man mi nga xam dama tàmm accolade mareyeur yi xaw ma fu ma jëm sax yooyu yëpp dafa nekk ay mbir yoo xam ne vraiment dinañ ko jël mais xam naa à travers la presse dinañ si gën a communiquer donc incha allah marché bi nit yi seen xel na dal en tout cas ñun fii direction bi jël nañ sunu taxawaay ànd ko acteurs yi pour aar askan bi si jàngoro bi nga xam ne musiba la si àdduna bi yëpp. ñu gis ne li nga xamante ni moom mooy feebar bi day jàpp koomu réew bu baax a baax a baax a baax rawatina fi nga xamante ni moom mooy Sénégal te fi mu toll nii fii di marché au poisson gis nañ ne li fiy duggee ci ay oto di ravitailler ay dëkk macha allah rawatina tamit personnel bi tey bu kii di njiitu réew mi tey jëloon dogal tey tëj marché bi ana tey loolu la mooy sa gis-gis ci mbir mi moom. non loolu catastrophe lay nekk loolu moom si amoon moo tax. sànq wax naa leen ko noonu xeex lu nu mën pour jàngoro bi bañ a xeeñtu sunu marché gis nga naa la xamal benn affaire marché bi su ko tëjoon famille yu bëri dina tas ñu bëri dinañ tumuranke ñu bëri dinañ dee loolu amul werante parce que marché bi yow imagine nga juróom-ñett junni nit yooyu ku nekk rek yaa ngi dundal fukki nit lu mu bon bon te marché bi suñ ko tëjoon noonu jàpp ni réewu Sénégal kenn dootul lekk jën donc loolu nag dafa naa nekk na catastrophe boo xam ne tëj marché bi ñun mënuñu ko sax imaginer moo tax nag nu war a ànd ak ministère de la santé mu ñëw taxawuñu ci liggéey bi jàppale nu xam ne am na njabootam bu am solo boo xam ne ni ngi ci marché bi vraiment ñun ñëpp ni ngi ànd mobiliser wu amul président organisation amul góor amul jigéen amul mag amul ndaw benn say noonu def pour xeex jàngoro bi parce que benn combat la boo xam ne ñun en tout cas marché central jël nañ suñu matuwaay yëpp pour terrasser ko te amul werante marché central ku mu song rek dina la daan incha allah. li nga xamante ni kat moom mooy seeni produits yi jóge fii di dem ci kër yi. mun nañ ne dañ koy jël sax di ko utiliser directement rawatina ñi nga xamante ni ñooy jël poisson bi di ko def poisson fumé maanaam ceccax ban hygiène la ñu war a am ak ñi nga xamante ni ñoo ne ci famille ban utilisation la ñu war a def ci produit yooyu. non c'est-à-dire utilisation bi c'est-à-dire léegi ku nekk jàppal ni yow yaa war a aar sa bopp bi nan la njëkkee foo toll di raxas say loxo loo jënd jëlal eau de javel raxas foo dugg génn soo demee sax. boutique ba dellu si balaa ngay def dara raxas sa oto xale yi suñu demee fooy nu jàngi école suñu ñëwee nun raxas seen oto c'est-à-dire matuwaay yi dafa war a permanent ñun sax d'ailleurs boobu mu amee après président boobu mu defee mesures yi ñun immédiatement direction marché central dañoo jël un lot important de matériel jënd ko pour mettre ko à la disposition du marché le temps leneen duñ si fekk donc ni ngi ñaax ñëpp ñun fii daal mareyeurs yi ni ngi leen di ñaax askan bi di ñaax njaboot yi ku nekk rek na nga bàyyi xel sa bopp yow jàppal ni ku nekk rek jàppal ni yow jàngoro bi yaa ngi ko yore te fexeel sàmm sa bopp ba doo lor keneen loolu si tànk yooyu noonu nekk en tout cas ñun daal dinañ sensibiliser nit yi bu baax a baax dinañ taxaw suñu taxawaay bu mat sëkk comme ni ko sunu chef de l'État taxawee te incha allah marché central au poisson moom am nañ yaakaar ni dinañ daan jàngoro bi bu baax incha allah. mbokk internet yi ñoo ko déggandoo di leen wax rek ne ki nga xamante ni moom mooy Abou Mbaye nekk directeur général marché au poisson fii ci diwaanu Pikine moom lañu àndaloon ci jataay bi monsieur le directeur ñu lay bàyyi rek nga tàggatoo ak mbokku téléspectateurs yi. waaw tàggatoo rek mooy di ñaanal njiitu réew mi ndax actuellement bateau bi moo ko jiite ku ko jiite nag mun na lu dul di ko ñaanal ndam ndax si amee ndam réew mi yëpp am ndam
di ñaan kilifa diine yi nu bañ a fàtte askan bi si ñaan musuñu ko fàtte sax waaye nu gën ko taral di féliciter di encourager président organisation yi dëgg yàlla kenn tànkam lawul ñoom ñëpp ni ngi wane seen taxawaay bu am solo di ñaan askan bi nu moytu ay nuyoo ay saafanto ay et cetera c'est-à-dire nit day ànd ak jamono si jamono bi ñu toll nag mooy am fulla ak fayda taxaw éviter lekk ay lépp looy lekk na nga xam ni ngay lekk lan la en tout cas daal yàlla nañu yàlla dolli sutura ndax fu mu nekk nii moom ñaar ñett ñeent wax amul benn wax rek moo fi am mooy yàlla nañu yàlla musal ci coronavirus.